sama gars yi maa ngi leen di ziar leen di nuyu bu baax a baax en attendant gars yi di ñëw may dem ma tuuti ma am lu ma gérer voilà waaw maa ngi leen di ziar leen di nuyu bu baax a baax leen di nuyu bu baax a baax sama gars yi leen di nuyu bu baax a baax xaar sama gars yi yegg si di jégalu je pense j'ai 3 minutes 4 minutes de retard di jégalu nag tey moom suñu lépp tardé tey moom gars yi franchement dañ doon xaw a grasse matinée tuuti xam nga te il faut que ñu def suñu briefing avec les gens xam nga woote fii parce que ñun suñu live dañ koy préparer comme vous le savez gars yi ko dugg partager ñoom Iba waa Kodas j'ai même pas pu vous appeler ñoom Françoise di ko ziar également tardé rek Pape Alé Lo maa ngi lay ziar Pape Alé bu la neexee nga dugg tey voilà baax yaay maa ngi lay ziar Moustapha Babou maa ngi lay ziar bu baax a baax félicitations à ta femme également di leen nuyu bu baax a baax tout le temps il est avec nous du mos vraiment mosul teggi tànkam merci beaucoup à toi pour ta fidélité ci suñuy live aw ma sa fay waaw di la ziar Moustapha Babou bu baax a baax yaay damay ree bay bëgg a dee gars yi poste baax yaay 3-4 lignes lay doon mais da ngay ree bay jooy donc voilà week-end bi ñoo may wéttali ñoom Anita Diop ak ñoom seen di ziar d'abord sama sister Françoise Hélène Gaye ak it aussi waa Kodas bu baax a baax Mamor Seck di leen di ziar bu baax Jek Cissé gis naa ko fi sànq ñoom Pape Ñaaw ñu ngi seetaan Malick Ba maa ngi lay ziar bu baax a baax également Dikel Diop ñu ngi lay ziar bu baax a baax également gars yi Fatou Fall léeg-léeg dama leen di suivre voilà donc Pape Alé donc mun nga ma demander invitation dugg ci biir écran bi ou bien nga woo ma incha allah tey nag sama gars yi tey la tey damay daal di ràcc ndànk xam nga defal naa leen publication bi ne leen live de feu tey nag la ñuy wax tey bu ñu ne live de feu tey la gars yi def leen ay kër parce que waa kër Ousou Bébé waa kër Yaama di tax ñi ngi dugal bopp maire yi pour que ñu sabote live bi dugal leen ay kër dëgg la Ibrahima Mbodj Jamilis maa ngi lay ziar bu baax a baax gars yi tey dinañ ñëw ci polémique bi gars yi législative 2022 yi xumb na législative 2022 yi lu puuj na lu ne polémique sur polémique saa yoo yeewoo dossier génn saa yoo yeewoo ka amati waa Alé Lo xaaral bu ci kanamee tuuti bàyyi ma ràcc benn 30 minutes wax ak sama gars yi su ko defee ma jël la nga daal di dugg Alé Lo su ma sañoon sax da nga dugg ci écran bi donc Alé Lo di doom ci Moustapha Cissé Lo di la ziar bu baax a baax donc gars yi tey dinañu ñëw ci coow li mooy waa Yewwi Askan Wi coow li ñoma waa Yewwi Askan Wi dafa mel ni nag Bougane Gueye Dany l'histoire lui a donné raison coow li waa ci Yewwi Askan Wi la dafa mel ni ci biir Yewwi Askan Wi mafia moo fa am gaa yaa ngi dóorante kurpeñ bu ñu deret laal yéeni neen la dinaa leen tegal film bi mbir mi comme film ma dama bëgg sénégalais yi pour que bu leen kenn naxati dee leen seetaan yenn film yi nga xam ne leen di wax ci mbirum politique ay ñoom House of Cards yu mel noonu ca Netflix duma ko sorxo ku ci am sa popcorn teg ko de côté ak lu sedd la ngay naan wala bu fekkee ya ngeen Sénégal teg leen seen ataaya teg seen gerte kemb wala seen café Touba boo leen ci am dëgg rek baax na ngeen toog jàkkaarloog ma ci 3 pommes ndaw te bëri affaire bëri làmmiñ ba rëy waaw kay kon nag dañu ñëw ci élection législative yi coow li rëkkante bi trahison yi kuubaa yi non sama gars yi am na yoo xamante ne sax duma ko mën wax mais dina am yu bëri yu ma leen di expliquer politique moo salte xale yi ndaw ñi père de famille yi mère de famille yi bu leen nangoo ti mukk seen doom di leen naan mu ngi génn di xeexe ji pour politiciens yi gis ngeen balaa may dugg ci ndeyu mbili ji dans le vif du sujet ñu ngi jéem a signaler live bi gars yi def leen ay kër ñu ngi commencé signaler live ñu ngi commencé di xuut xamat sama gars yi bu ngeen seetloo ba ci waa société civile ñi naan waaye yaay bokkuñu benn parti société civile lañu bokk Dame Mbodj dafa am lu ma doon seetlu moo tax du ma daan wax ci yow te à un moment donné sax Dame Mbodj
pas en fait c'est le mépris en fait c'est-à-dire Dame Mbodj dinaa leen tegal tuuti ci Dame Mbodj sama jaar-jaar bu ndaw ak Dame Mbodj mais façon Dame Mbodj yi ay soit activiste lañu wala ñu naan ay ñun société civile lañu bokk Sénégal moo ñu ñor ñu waxkatu dëgg lañu araam seen bopp moom lañ fi nekkal ndax Dame Mbodj la mu wax barki de moo njaay ca télévision ba ca Yewwi Askan ak seen liste ba bu bokkoon ca liste ba kenn du ko dégg mu wax au contraire dana lambari ca biir ca télévision yak rajo ya ak site internet yi dafa layami pour jéem a wax lu pour jéem a setal waa Yewwi Askan Wi waaye comme bokkul waa kon nag dafay daal di toog pour sànni xeer nit ku nekk gars yi ay calcul politique la ak di lijjanti seen intérêt bopp seen boppal lañ fi nekkal bu kenn reyati sa bopp ndax politique te dinaa leen ko démontrer tey sama waxu démb moo ñëw ku ci am maa ngi ñaan nag gars yi bu ngeen mënee dagg sax sama am na laaj moo mosoon def ca local ya boobu dugguñu ca local ya ña ngay préparer local ya ma ne leen sama gars yi ñu ne ma ne leen bu ngeen moytuwul y aura le choc des ambitions entre Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko nii laa ko waxee woon sama gars yi li xew yëpp dëgg la waa taxawu Ndakaaru ñu ngay reyante dina am ay révélation yu ma def tey ña ngay reyante dëgg la waaye lépp Ousou Bébé moo nekk ci ginnaaw di ruube Ousou Bébé moom moo nekk doon di chauffé Khalifa Sall jël Khalifa Sall di ko dóor ci ko Barthélémy Diaz ah kañ Ousou Bébé aka sañ saay piir ngi noonu du ma ko sorxo gars yi teg leen seen lu sedd wala ngeen teg seen ataaya bu am mante ak Passivalda gars yi ngeen teg seen gerte kemb wala seen popcorn ràcc rek toog déglu ma xaar ma kon dinaa ñëw ci loolu ci Yewwi Askan Wi bu baax a baax wax leen li nekk ci suuf Déthié Fall ak plan PDF plan Déthié Fall Déthié nag ba moytu dañuy def l'agneau du sacrifice Déthié tué dans la sauce la ñu koy jiiñ ñëpp nag defu ko wax dëgg neex yàlla waaye nag bëgg buzz la ko yóbbee Déthié dinaa leen ko ndeysaan ku baax la nag waaye nag Déthié foog ñu waxante dëgg tu as fait preuve de légèreté te dinaa ko démontrer dina ñëw ci Saliou Sarr te boppam Barthélémy Diaz Khalifa Sall du ñu tuddante depuis pas mal de temps danaa leen ko faram fàcceel bu ci kanamee ak lan dinañu ñëw également gars yi xam nga président Macky Sall wala njiitu APR waxoon na waxu Gloria ku nekk naan ay kuy Gloria wax Sall maa ngi lay ziar di la nuyu bu baax a baax ku nekk naan kan mooy Gloria dinaa ko toj bu ci kanamee Gloria ca biir Yewwi Askan Wi am na ñetti Gloria ñaari góor ak kenn ku jigéen dinaa ko tas bu ci kanamee léegi mbir mi nag ba moytuwul laax lay doon gars yi ñu ngi commencé saboter live bi daal ñu ngi commencé saboter gars yi dama bëgg ngeen partager leen live bi waaye partager leen ko live bi yéeg partager leen live bi donc dama bëgg ngeen jàpp ne mbir mi nekkatul Gloria kese mbir mi laax la Gloria ak ay raisin dinaa leen ko tojal bu ci kanamee Ousmane Sonko yow Khalifa Sall daf la wër ndombo nu mu tuddati président Macky Sall daf la wër ndombo te dinaa leen ko démontrer bu ci kanamee kenn du ko sorxo te dossiers yi ñoo luur gis ngeen ne jamono yi depuis ci week-end bi am na ñoo xam ne dañoo sës rëkk ca Ousmane Sonko ñu xamee loon woon bu baax a baax ak Khalifa Sall ñu defoon nii ak Khalifa Sall korosante woon ak Khalifa Sall te ñu ngi jóg di wax ci Khalifa Sall ku nekk ngi wax ci Khalifa Sall lu waral loolu Ousmane Sonko Ousou Bébé moo leen yónni nee naa leen Ousou Bébé gaa yaa nga reyante Dakar waaye Yewwi Askan Wi ñu naan dina tas ak du tas ña nekk ci Yewwi Askan Wi ñenn ñi ay ñoom Aminata Lô Dieng ak ñoom Guirassy di def ak conférence de presse réseaux sociaux yi di toj télé yi di rajaxoo Ousmane Sonko croiser les bras ma nga Ziguinchor toog ne niim nee na mu ngi inauguré ay rue yu yaay mooy ruube ca suuf ok may leen ma rek ma ñëw ndànk kenn du ko sorxo dinaa leen wax naka la Macky Sall wëree ndombu Ousmane Sonko projet Pastef bi danga koo jël noyé ko ca jacuzzi ba te yow xam nga loolu dina ñëw également ci Aar Sénégal foofu la ñu jeexalee gars yi
balaa ñuy tàmbali dama bëggoon juste def benn appel parce que tamit live bi aussi loolu lay jëriñ am na sénégalais yoo xam ne de ces sénégalais qui souffrent énormément am na sénégalais yoo xamante ne ni dañoo feebar également bëgg aussi ndimbal donc dinaa am benn vidéo bu ma teg parce que c'est une promesse su ko defee nag ma daal di ñëw nag ci cas bi ci mbirum législative yi dinaa ñëw ci kaw Pape Djibril Fall également su ngeen ma ko mayee ak it kii ndaw si di Amsatou Sow Sidibé door a ñëw nag également jeexalee aussi ci procès ba ñëpp yi xaar Sweet Beauté diggante Adji Sarr Ousmane Sonko ndaxte kat fii laa leen ko waxee dinaa ci ñëwaat léegi Sidi Ahmed Mbaye mi ñu cité Sidi Ahmed Mbaye dinañ ko woolu semaine prochaine incha allah dina dem déglu ñu déglu ko ak doyen des juges buñ ci jógee Ousmane Sonko Ousbébé yaa cay topp duñ ko sorxo may leen ma tuuti kii benn jeune footballeur la il a la trentaine mu def accident mu sonn lool bëgg nag ku ko jàppale kon damay leen di daal di dëgtal léegi rek dafay ñaan ndimbal dem na nag fu ne dem na nee na ci fondation Servir le Sénégal ay mbokkam ak jege ñaaleem pour demander de l'aide dem na ci ministère de la santé dem na également ministère des sports ca Matar Ba nag gars yi jàpp nañ ne ku disponible nga ku déglu askan wi nga mais dem na fa également te kenn jàppalewu ko wër na fu ne ay mbokkam wër nañu fu ne dañoo soxla 21 € lañu soxla pour mun a ñëw fii ca Rouen fii ca France pour mun a ñu mun koo jàppale pour mu mun a faju donc ñu dëgtal leen ngeen mun a déglu également l'appel benn SOS boo xam ne dañ ko def pour ce jeune footballeur. waaw c'est mon ami sama depuis 2004 dañu xamante. ñu doon joué ndoo championnat. mu yàgg nekk suñu capitaine depuis cadet. ba fii may wax ak yow nii. waaw. d'accord Souleymane ñaata at la am. il a 33 ans. 33 ans ndaw la te it footballeur la mënoon na macha allah li muy def est-ce que mën nga ñëw revenir un petit peu sur le passé avant accident bi di am ak procédure yi ngeen ko jot a posé pour son cas. waaw avant accident bi comme la ma lay wax rek ni Souleymane ndaw la bu doon football xamuloon dara lu dul football. teel a bàyyi jàng nekk ci football bi joué championnat petite catégorie cadet junior ba senior. Joué championnat Ligue des champions avec Douane. Joué na 7 clubs. Joué na Olympique joué na AS Sierra joué na Xam-Xam joué na Port joué na Douane joué na Dakar Sacré-Cœur joué na GIA. joué na HLM restant HLM na mujj football. d'accord accident bi nu mu demee ak aussi problème bi ci jot a am ba fi mu toll nii mu soxla évacuation. waaw accident bi dafa doon voyager pour dem Thiès. jël Wargay Ndey mooy daas ak 308 yi. foofu la choc bi amee sorti yaakaar naa kii la nan lañ koy waxtee Pout bi. Pout bi foofu la. ban année. c'est 5 décembre. 2021 bi ñu passé d'accord léegi après bi choc bi amee. waaw après bu choc bi amee ñu yóbbu ko hôpitalu kii comment dirais-je hôpital Thiès bi. hôpital Thiès foofu la ñu nekk. depuis le 5 décembre. léegi après médecins yi nee nañ duñ ko mën a évacuer parce que dafa am risque. léegi foofu lañ ko mujj bàyyi. ba ay côté le 18 yooyu noonu. ñu mujj ko opérer. bañ le 15. le 15 ñu mujj ko opérer après bañ ko opérer léegi opération bi réussir na. léegi rééducation bi moo des. te rééducation bi pour ñu def ko dañu laaj benn somme xaalis pour ñu évacuer ko yóbbu ko à l'étranger. ñaata somme bi. somme bi am na benn hôpital bu génnee évalué 14 millions mooy 21 000 €. 14 millions am benn hôpital bu génnee 10 millions. te déjà ñu ngi toppaat ci beneen hôpital bu mucc ay bi nga xamante ne boobu au niveau de Rouen la. et saa yi ni ci dossier yooyu la ñu nekk nii. waaw. d'accord est-ce que waa ministère des sports wala it côté nguur def ngeen ay jéego yoo xam ne pour évacuation bi ñu mun koo yombalal. waaw wàllum ministère des sports su gouvernement bi si ñëpp fépp foo xalaat jamonoy tey mbir mi egg na fa këyit bi egg na fa. muy si fondation Marème Faye Sall. kañ ngeen fa déposé woon. yàgg na léegi mu def 2 mois. bañ ko fa déposé. fédération sénégalaise de football. egg na fa yàgg na. foo leen xalaat laa la wax mbir mi egg na fa.
Voilà. ministère de la santé lépp foo leen xalaat mbir mi egg na fa. Voilà donc gars yi ñuy def donc un appel vraiment di ñaan vraiment gars yi damay recevoir ay cas yu bari donc gars yi ñu def ci aussi yërmande di ñaan vraiment gars yi ngeen jàpp ci aussi bu baax a baax donc on lance donc un appel ñoom ñoo voilà yóbbante la kon ma jottali ko ñëpp ñu ngi ñaan waa ministère aussi des sports ñu jàppale ko parce que footballeur la c'est un jeune footballeur également bon il a la trentaine quand même également ministère de la santé waa Fondation Servir le Sénégal ak it Marième Faye Sall donc qui fait beaucoup qui est dans le social également ak bonne volonté yi daal ngeen jàppale ko famille am ak it xaritam yi jaaxle nañu lool kon loolu c'était un message vraiment on est de tout cœur avec la famille on est de tout cœur avec ces jeunes footballeurs là dinañ def tout également ba partager ko également ci groupe WhatsApp yi également ñun aussi suñu yenn connaissance yi dinañ ci waxtaan ak ñoom ba xam nu ñuy def ba jàppale ces jeunes footballeurs là kon nag gars yi ngeen xamee ko noonu kon bu ñu ñëwee nag léegi ci àllikala ji jàpp leen ni jamono ji ñu ñëw ci mbirum yeewi askan wi li ñu mën a jàngat ci problème mu waa yeewi askan wi moom mooy ni li Sénégalais yi gën a sib li ñu gën a bañ mooy politicien day ñëw di wax pour askan wi day ñëw ne man Sénégal moo ma ñor ak yenn activistes yi encagoulés yi ak ñenn yi di mbubboo société civile te ñuy politique façon daa mbooj yooyu seen kenn intéressé wu leen ku dul seen bopp seeni ambition bopp ambition intérêt personnel moom la ñuy demee dañuy utiliser la souffrance de la population te loolu yàgg naa leen ko wax ci kaw Ousou Bébé dañuy utiliser seeni souffrance seeni problème pour que ñoom ñu mun seen carrière politique pour ñu mun a jot ci nguur bu ngeen gisee waa yeewi askan wi di reyante ci seen biir pour ay position ci liste pour ay poste après parce que ñu bëri nekk bëgg a nekk député loolu ngeen ciy jàng wax naa leen sànq ma répété ko encore une fois xale yi bëgg ngeen mbir mi mu changé bëgg ngeen seen situation changé waaye def leen ndànk bu ngeen def comme avant tout sauf Macky ba ngeen teg fi nag koo xamante ne ni il sera pire te ñun xam nañ loolu ku ci mel ni Ousou Bébé kaam moom laa xam dossier am laa xam du waaja vous aurez pire que li nga xam ne moom mooy xew nii la preuve Ousou Bébé tey ba ñu nekkee ci seen groupe WhatsApp bi def naa publication ne leen seen groupe WhatsApp yaa ngi toj Ousou Bébé de gars yi ñu bëri commencé di wax li leen naqari ci liste bi nga xam ne dafa nar a sera forclose wax coow li entre parenthèses direction générale des élections ba léegi prononcé wuñ ci mais ñoom dañuy anticiper ndax xam nañu la ñu def comme parité amul ci liste bi te liste bi elle sera forclose y a des risques pour cela ñuy anticiper di xuloo ci seen biir ca biir groupe WhatsApp ba conférence des leaders ñu dem ba Ousou Bébé di rocci ay nit ku ci mel ni Lamine Thiam mooy autoritaire ba may wax ca moom Ousou Bébé dafa autoritaire bu leen ma fàttaliwaat leen ni mosoon naa leen wax ne leen dama defoon ak moom interview à Paris ci biir oto ba ma wàccee j'ai senti que cet homme c'est quelqu'un d'arrogant et d'autoritaire tey l'histoire m'a donné raison ndax ñu bëri nee nañu Ousou Bébé dafa autoritaire te li mu def ci groupe WhatsApp ba di rocci nit ña ndax dañoo wax seen soxla kese mooy wane ne il est autoritaire la ma ci bëgg a teg sax baaxul ndax man am na yoo xamante ne du ma ca yegg ñu ñëw ci yeewi askan wi nee naa leen Khalifa Sall ak Barthélémy Diaz du ñu tuddante depuis pas mal de temps dee nañ ma ni ma Khalifa Sall sax day woo léeg-léeg Barthélémy Diaz te du ko jël seetlu ngeen ni Barthélémy Diaz ca mairie bu Dakar ma ngay virer ay éléments wu Khalifa Sall lu tax ma ne leen Ousou Bébé mooy ruube ci ginnaaw depuis le début parce que foog ngeen xool mbir mi ak qui profite le crime xool leen sama gars yi dama bëgg rek yéen ngeen jàngat dama leen di jox éléments yi ngeen jàngat gars yi dama leen waxoon ni leen y aura le choc des ambitions ci locales yi ni leen Barthélémy Diaz bés bu nekkee maire bu Dakar mairie bu Dakar poids électoral bu mag la mairie bu Dakar koppar moo fa nekk kon kii di Barthélémy Diaz bu nekkee maire de Dakar bëgg a nekk député
il a de fortes chances mu daal di yor mu nekk maanaam président groupe parlementaire mu yor groupe socialiste yi kon waa Yewwi Askan Wi mun na nekk moom seen njiit fële ci assemblée nationale bu nekk député nekk maire mairie de Dakar am koppar kon moom dafay yóotu présidentielle pour nekk président 2024 Ousou Bébé loolu arrangé wu ko Khalifa Sall dafa teel a wax ni moom kenn du ko teree nekk maanaam bokk ci présidentielle 2024 wax na ko en parenthèse Khalifa Sall bu ko waxee fu leer la ko teg duma gi dugg ci ay détails kon Ousou Bébé mu ngi ci biir Yewwi Askan Wi ndax daf leen soxla ñoom it ñu soxla ko kon du ànd bu sincère depuis le début lañ ñun ak ñu bari xam nañ ne ci biir Yewwi Askan Wi am na ay gloria ñu dem ba ci biir mu am ay raisin kon laax bi dinañ ko lekk incha allah bu mbir mi paree laax bi dinañ ko lekk consommable sans danger lay doon kon nee naa leen Khalifa Sall dafa bëgg a dugg ci présidentielle 2024 bëgg nag jiite socialiste yi Barthélémy Diaz ma nga ca tànk ba te ba pare xale la di moromu Ousou Bébé kon tey bu Yewwi Askan Wi tey ji Khalifa Sall tey ñëpp a ngi koy mbamb gars yi bëri ñu ngi bëgg sa mort politique jaarale ko ci dossier bii Barthélémy Diaz dañ koo jam ca ginnaaw mi ngi naan dañoo falsifié maanaam liste ba dañ ko salfaañe dañ ko falsifié ñoom ca seen biir la te dinaa ko démontrer kon choc des ambitions buñ jëlee Khalifa Sall dóor ko ci ko Barthélémy Diaz ñuy rayante waaye Yewwi Askan Wi di toj à qui profite le crime Ousou Bébé ndax moom dafa bëgg nekk président te Khalifa Sall nekk candidat di ko arrangé Barthélémy Diaz di moromam nekk candidat di ko arrangé benn ngi noonu mani leen Déthié Fall ci boppam il risque d'être l'agneau du sacrifice moom ndeysaan bëgg bës rek moo ko ci yóbbu woon xam naa plan Déthié Fall saa yu duggee fële ca biir DG bu génnee jàkkaarloog presse bi il a fait preuve nag de légèreté dinaa ci ñëw ndax Saliou Sarr ba mu ñëwee ci biir DG ba ak lu mbir jàmp Déthié Fall waroon dem di lijjanti leneen bàyyi Saliou Sarr lu tax moom mu changé tur ba ndax ba ñuy dem dugaloon nañu tur ku jigéen d'accord pour ñu respecter parité Saliou Sarr ndax ba nga duggee DGE te kii di Déthié Fall dem di lijjanti leneen est-ce que da nga woo Khalifa Sall est-ce que moment boobu Khalifa Sall moo na la nga dugal turu Bala Mbeng dama posé question de kan moo la changé loo mbir mi ndax xam nañ ne brouillon ba ci boppam am na brouillon boo xam ne ba ngeen demee ci kër sëñ ba pur sëñ Moustapha Sy ca këram fa lim coow la tàmbali ndax brouillon ba foofu ngeen doon waxtaanee brouillon ba liste bi foofu la coow lu tàmbali seetlu ngeen benn mbir ba ñuy dem DG ñoom nee nañ Yewwi Askan Wi lañu bokk coalition lañu ñu jox ko mandat comme mandataire kii di Déthié Fall waaye wóolonte wuñu ci seen biir Ousou Bébé nee na Bassirou Diomaye Faye dawal gaaw marquage à la culotte demal nga topp ji Déthié Fall nga yéer nga xool bu la dara rëcc ñu ne deete waaye waa PUR si Moustapha Niasse daal ne yum dawal gaaw toppil kii di Déthié Fall bu la dara rëcc marquage à la culotte ñu ne deete waay donc Bassirou Diomaye Faye également kon donc c'est ce qui montre que ni ñoom ci seen biir en fait wóolu wuntuwuñu àndu naxante la àndu hypocrite la àndu opportunisme ñu continuer ñu gis ne Barthélémy Diaz dafa def accusation yu garaaw a garaaw direction générale des élections ndax nee na dañoo falsifier liste bi te yow xamu nga ni yow peut-être yow xamuguloo waaye yow dañ la jàmpaaka te ña ko falsifier ñu ngi ca biir Yewwi Askan Wi jege la lool tey nag yaa ngi enquête boo xoolee bu baax dofuloo di nga xam bu baax li xew ci biir Yewwi Askan Wi nag bu leen fàtte ni bu ngeen ko xamulee ma xamal leen ko y a 3 entités Barthélémy Diaz waxoon naa leen ko ci local yi kan moo ko ngemb Malick Gakou may leen ma ñëw may leen ma tuuti ma ñëw
may leen ma ñëw maa ngi jéggalu waaw kay li laa doon wër. Il y a 3 entités ci biir Yewwi Askan Wi gars yi dama bëgg nga déglu ma bu baax man aw ma benn intérêt di wax yoo xamante ne nii parce que j'ai toujours été une personne engagée mais Sénégal moo ñu ñor donc Yewwi Askan Wi nee nañ coalition lañu mais dafa am 3 entités am na benn entité boo xamante ne nii Malick Gakou moo ko jiite ndax moom moo ngemb Barthélémy Diaz beneen entité bi waa kër entité wu Khalifa Sall la ak ñoom Saliou Sarr mu am également beneen entité bi mooy Ousou Bébé kon y a 3 entités ci biir Yewwi Askan Wi dafa am coalition ci biir coalition Yewwi Askan Wi est-ce que yi ngeen may nand dafa am coalition ci biir coalition Yewwi Askan Wi àndu naafiq ngeen baal ma ci wax ji léegi donc ngeen gis ne ànd bi sincèreul déjà may la ma tuuti dama bind samay note te bugguma jox ay yenn éléments yoo xamante ne nii tey waa kër Ousou Bébé bu ñu seetaanee live bi nga joxe yenn éléments yi dañuy anticiper pour jéem a régler loolu benn ngi noonu donc lu tax Saliou Sarr def la mu def defu ko rek ci turam lu tax mu def ko loolu moom mooy la grande question lu tax mu changer liste ba ndax Pala Mbengue musóoruwul Pala Mbengue rouge à lèvres Pala Mbengue góor la du jigéen mun leen ko soppi def mu nekk jigéen kon nag Barthélémy Dias def accusation bu grave ci direction générale des élections et pourtant déy nañ man ni ma yéen ca biir direction DGE ci boppam yéen waa Yewwi Askan Wi dañ leen fa utaloon bureau dimanche passé laa waxoon ne depuis 11h du matin ngeen nekk di def réunion ba tey mënu leen fexe ba pare ba xaaji guddi ba le lendemain yéen vous aviez toutes les commodités nécessaires ci biir c'est-à-dire dañ leen di jox en fait vous étiez dans on va dire dans de belles en fait dañ leen jox ay faveurs en fait Yewwi Askan Wi et pourtant ni ñu waxante dëgg tey bu fekkoon ne DG ñoo jëloon benn bureau jox ko waa Benno Bokk Yaakaar jox leen tout ce qu'il faut imprimante tout ce qu'il faut lan la ñuy wax Macky Sall moo nekk ca ginnaaw favoritisme pourtant waa DG ci boppam dañ leen a jàppale utal leen bureau yéen waa Yewwi Askan Wi imprimante tout ce qu'il faut ngeen ci biir bureau ba ngeen wëlbatiku di leen accuser ñoom te fekk ne mbir mi seen biir la di demander nag Ousou Bébé ma xool ban heure jot di demander Ousou Bébé ñu ngi ruumandaat ne bu ngeen moytuwul dañuy demander pour que ñu boycotter législative yi foofu nag lañ leen di xaaree ndax fu mu nekk ni coow li bari na te déggu leen DG prononcé wu ne la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar est forclose kenn déggu ko yéen a bëgg a anticiper coow li bu fi kenn ñëw nag ne dañuy boycotter élection législative yi indi buuxante loolu dañ koy bañ may leen ma ñëw wax naa leen sànq maa ngi leen doon expliquer léegi ni leen y a 3 entités altine bii suba incha allah si tout va bien di ngeen gis waa Yewwi Askan Wi dem direction générale des élections pour les démissionnaires maanaam ñoom Pala Mbengue ak ñoom seen pour que ñu rocci leen ci liste bi ba tey pour que liste bi bu mu nekk forclose mais damay demander je pose une question parce que foofu sama xam-xam àggu fa mais damay demander une question je pose une question est-ce que tey liste boo xamante ne ni joxe nañ ko ba pare est-ce que bu ñu roccee góor mun nañ dugal jigéen ou pas loolu laay laajte bu ñu roccee ji góor est-ce que dañu war a dugal góor wala ndax mun nga dugal jigéen loolu laay laajte waaye dans la liste de Yewwi Askan Wi bu Dakar risque d'être forclose ma joxaat leen beneen information moom mooy du ma joxe nag ban commune wala ban département mais Yewwi Askan Wi li dal liste bu Dakar dina leen dal ci ñaari département vous avez fait preuve de légèreté di ngeen am problème ci yeneen ñaari département yoo xam ne problème mu parité lay doon ban département ak ban département du ma ko wax yéeni neen la ñu ngi leen di seetaan bu loolu weesoo sama gars yi Yewwi Askan Wi dina continuer di yëngatu man nag li ma jaaxal et très sincèrement je vous le dis très sincèrement Guirassy ba ma ko gisee muy défendre Ousou Bébé gis Guirassy bokk ci biir coalition Yewwi Askan Wi je me suis posé des questions vraiment parce que foofu du sa place
Guirassy foofu du sa place. Guirassy tey ñu ngi naan Aar Sénégal man je te verrai bien dans Aar Sénégal ku ci mel ni ñoom Cheikh Bamba Dièye lan ngeen doon def ay biir Yewwi Askan Wi lu ngeen di dugal seen gémmiñ ci mbirum Ousou Bébé ak mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko Sweet Beauté te yéen ngeen yàgg ci politique ngeen xam politique ngeen xam lu dëkk bi di riir tey ñun lu ñu xam ñun tey jii balaa ngeen di prononcé wu ci mbir moomu wala di dugg ci ay Yewwi Askan Wi fallait au moins demander faire vos investigations vous-même parce que vous êtes des hommes politiques vous êtes des leaders vous n'avez pas droit à l'erreur yow Guirassy Cheikh Bamba Dièye tey li leen dal tey yéen a ko yóbbu seen bopp boo xoolee Thierno Bocoum mais ñàkkul fayda bañ ko jéem a ñàkkuloo fayda si la leen bàyyi ne leen fi ñukku dem yoonam tey mi ngi fii ci Aar Sénégal xool leen tey docteur Abdourahmane Diouf kenn du ko dëgg ci ay waxu ñàkk fayda ay détails ma nga ci biir Aar Sénégal xool leen kii di également Thierno Alassane Sall kenn du ku ñàkk fayda dañoo gëm seen bopp taxawal seen coalition bopp kon yow Guirassy loolu lañ la doon xaaree Cheikh Bamba Dièye loolu lañ la doon xaaree mais pas ci ay Yewwi Askan Wi c'est la mafia bu ngeen bëggee dégg-dëgg Yewwi Askan Wi c'est la mafia Yewwi Askan Wi ci boppam dañuy lekkante ci seen biir Bougane Gueye Dany avait totalement raison ma ñëw nag léegi jeexalee ci balaa may ñëw ci li nga xamante ne moom mooy Pape Djibril Fall du ma yàgg ci moom ak professeur Amsatou Sow Sidibé nee naa leen maa ngi koy wax di ko waxaat dama leen ne ñi ngi wax Gloria Yewwi Askan Wi am na ñetti Gloria j'insiste ñaar yu góor ak kenn ku jigéen Yewwi Askan Wi am na ay raisin mbir mi laaxu Gloria bu ñuy sotti Gloria lay doon ak i raisin sénégalais yi dinañ ko mun a consommer sans danger Ousou Bébé Macky Sall dafa ne nemu noppi def la wóor ndombo te bu subaa ngay comprendre dinañ dem jëmmi jamono yow Ousou Bébé du yàgg dara di nga tal leneen lu dul élection législative Ousou Bébé di nga tal leneen lu dul législative di nga am lu la day mbuubu ak tubéy yaa ngi biir nag Yewwi Askan Wi di ruubee waaye jàppal ne Khalifa Sall bu ne dafa bëgg nekk bokk ci présidentielle 2024 fu leer la ko teg Ousou Bébé da ngay mbong-mbonglu waaye di nga xam ne Macky Sall wóor na la ndombo du tey jacuzzi bi projet ba ma nga ca biir jacuzzi ba balaa may jël nag suñu invité gars yi ngeen may ma tuuti rek ma daal di aussi benn parenthèse bu ndaw ci Barthélémy Diaz mooy ki nga xamante ne il pouvait tout gagner il peut tout gagner comme il peut tout perdre Barthélémy est maire de Dakar Barthélémy su ma juumalee le 18 mai la am son procès on va dire il a fait appel donc war na jàkkaarloog àttekat yi Barthélémy Diaz tey bu fekkee ne mbir yi am na nu mu demee sa jàkkaarloo ak àttekat yi bu amee nu mu demee tu risques de perdre la mairie de Dakar sa casier judiciaire dina entaché wu tu vas perdre la mairie de Dakar et tu vas doo mu sa xalaat naan yaa ngi bokk 2024 et tu vas tout perdre tu peux tout gagner comme tout perdre foofu laa yem ma ñëw ci Pape Djibril Fall ak Amsatou Sow Sidibé balaa may jël nag doomu ki nga xam ne moom mooy Moustapha Cissé Lo sama gars yi sànq dama woo Pape Djibril Fall ma woo Amsatou Sow Sidibé professeur Amsatou Sow Sidibé en parenthèse lu jëm ci Maïmouna Bousso ak position ba mu am ca biir liste Yewwi Askan Wi sama xel daf ci dem balaa ma ñëw ci professeur Amsatou Sow Sidibé gars yi ñu ngi commencé ci biir réseaux sociaux yi naan comprendre ñu Maïmouna Bousso sa position sur la liste est-ce que am na parti bu dëgër est-ce que am na base comment ça se fait que Maïmouna Bousso di am position bi mu am ci biir liste Yewwi Askan Wi et des leaders politiques yu am parti yoo xam ne yàgg nañ ci politique xam nañ politique amuñu position boobu gars yi nee nañ loolu naka la demee mënuñ ko comprendre. am na nag ñenn ñoo xam ne ñu ngi am lu ñuy jéem a teg comme ay rumeur wala di am lu ñuy wax am na lu ma ca xam mais du ma ko wax parce que jigéen la te politique dafa metti Sénégal te ma wax ko du ma indil dara côté information mais jàppale na am na ñoo xamante ne li ci mati lu mu ciy seet ñoom seetuñu ko ci am na ñoo xam ne dinañ gas
dinañu génnee te peut-être dinañu ko teg ci table bi mais daal waa Yewwi Askan Wi jàpp leen ne gars yi comprendre ñu position Maimouna Bousso boo xoolee position Maimouna Bousso ak position Fatou Blondin Diop si je ne m'abuse Fatou Blondin Diop may leen ma tuuti elle a défendu partout Ousmane Sonko surtout ci dossier Adji Sarr moom mu ngi ci 29e position may leen ma tuuti ah Pala Samb c'est Pala Samb au lieu de Pala Mbeng maa ngi jégalu Pala Samb laa bëgg wax ci liste ba au lieu de Pala Mbeng maa ngi jégalu donc gars yi c'est Pala Samb donc maa ngi jégalu sama gars yi c'est Pala Samb donc bu ngeen gisee tey kii di Fatou Blondin Diop mi ngi nekk ci Fatou Blondin Diop mi ngi nekk 29e sur la liste nationale ak li mu défendre Ousmane Sonko lépp mënuñu ko comprendre encore une fois ñun am nañu yenn information yi mais comme jigéen la mi ngi ci domaine bu métti muy politique man duma ci xuus waaye am na luñ ca xam kon nag suba wala gannaaw suba am na ñoo xam ne dañuy ràcc mbir mi ne ko bàcc ci réseaux sociaux yi kon nag gars yi lu ngeen di def xam leen ni ngeen di def ci kaaw Maimouna Bousso ma yem foofu kon am na leneen lu ma ci bëggoon a toftal voilà li ma ci bëggoon a toftal moom mooy damay reetaan parce que am na information yoo xamante ne waruma koo joxe parce que c'est pas le moment mais sans cas wu Maimouna Bousso ñu ñëw ci Dame Mbodj ak également ki nga xamante ne moom mooy Pape Djibril Fall Dame Mbodj ma jox leen benn anecdote man maa jëloon décision ne du ma mës a tudd dootuma tuddati turu Dame Mbodj sama live man ku mel ne Dame Mbodj dama ko weddi du tey du démb balaa tey di jot ndax lan Dame Mbodj ñu bëri buñ ko xamee ci réseaux sociaux yi kaawu la jeune là l'écrivaine bu fi Diary Sow indi woon fu wax ju bare ñu bari si lañ xamee kii nga xamante ne moom mooy Dame Mbodj mu nekk na ci télé yi ak rajo yi Dame Mbodj waroon naa koo jël ci biir jamono yi mars jàpp avril début avril ma waroon ko jël ci benn émission live Facebook jamono boobu lañ taxawaloon ñoom c'est avant ñu taxawal seen mouvement bi moom ak ñoom Clédor Sène Dame Mbodj may wax ba di ko expliquer li ma waa kër Sonko yi di def yëgu ko woon Dame Mbodj di ma tagg ci téléphone bi déglu leen rek dama bëgg ngeen xam nit ñi comment ils sont faux Dame Mbodj di ma tagg naan ma yow depuis Walfadjri yi t'es une femme brave courageuse bu fekkee ñoo def loolu de amuñu droit def ko dugg fi génn fii maa ñëw ci live bi Dame Mbodj ma woo ko du matin au soir Dame Mbodj taf ma a xam naa peut-être dafa jàpp ma def sama live ba pare ba tey ba jonni yàlla tey jii Dame Mbodj jikkatuwul téléphone am wala sax benn message bu ndaw parce que nit ki boo amee lu naan savoir vivre wala même ci wàllu presse noonu la ñëpp di doxalee boo ñëwee ñu annoncé la te nga am lu la tëye la moindre des choses mooy nga bind benn message jégalu nit ku gentleman am savoir bi noonu ngay doxalee Dame Mbodj ba tey jii xam naa boobu ay ñoom Diomaye Faye ak ñoom seen parce que loolu la ñuy def nañ ma ko ci yeneen i cas ñoo xam naa ñoo fa jaar waaye le minimum bu gëmoon boppam dina ñëw ne la matikat lii ak lii sans même m'expliquer ba mu amul nga ñëw ci live ou pas loolu c'est pas obligatoire ne ma rek mënatuma ñëw point sans explication si laa xamee ne le gars il est archi faux li muy doxalee boppam na instant bi ne ak li muy def ci interview il est en train de s'enfoncer sans s'en rendre compte kon méfiez-vous des gens comme Dame Mbodj gëmuñu tous bu dee base Dame Mbodj amul base même en tant que syndicaliste day dem ci ay jongante du am dara il a que sa bouche wax naa leen ko sànq ma waxaat leen ko Dame Mbodj buñ ko dugaloon ci liste yi mu bokk Dame Mbodj mooy ñëkk di wër télé yi jamono ji ak problème bi di leen di défendre ay man dëgg fuñ ma fekk fa la may bàyyi araam waxul dëgg il parle parce que c'est un frustré et des Dame Mbodj y en a plein te di ngeen leen découvrir benn ci Dame Mbodj Pape Djibril Fall PDF dañ daan waxtaan fii yónnee naa ko message woo naa ko ma jox leen benn exemple dama ko woo jotuma ko ma message ko woo professeur Amsatou Sidibé ci saa si la décroché une femme simple une femme humble une femme courageuse yàgg ci langue politique bi kenn mësu koo dégg ci wax yu mel nii
loolu mooy wane ne dafa am nit ñi nga xamante ne ni la ñuy wone devant les caméras loolu la ñuy wone même sans les caméras ci biir homme politique yi ak femme politique yi ubbi leen seeni bët Pape Djibril Fall du ma la juger fii devant tout le monde déedéet ndax amoon na jamono dañ daan waxtaan nga am nag ay connexion des gens de Pastef on a des amis en commun ñoo xam ne samay xarit lañu woon jamono ba muy neex entre waa Pastef ak man am jamono nag nga di ma daw ndax gars yi ñu ngi xeex ak man di dal sama kaw say compliment à mon égard respect bi nga amoon ci man à mon égard kenn xàmmeetu la yow Pape Djibril Fall tu es jeune nag yaa ngi door a dugg ci langue politique bi duma leneen ni kenn pour di la jox ay conseil demal nga waxtaan ak professeur Amsatou Sow Sidibé xale nga yaa ngi door a dugg ci politique bu tojal sa bopp jigéen kenn du ko tooñ ak ku jigéen dafa am yow yaa xam exactement li xew ci diggante ak professeur Amsatou Sow Sidibé bu fekkee ne sax yow yaa am dëgg woo ko nga waxtaan ak moom ndax jigéen la te moo la mag te yaa ngi door a dugg ci politique na nga meloon Pape Djibril Fall dellu fa reste humble comme on t'a toujours connu sois humble et reste humble bul nekk comme c'est Oussou Bébé dem ba ci biir buzz jay leen nit ñi jay leen ñu arrogant autoritaire teg seen bopp fu ñu eggagul Sénégal amuñu dara de waaye dañu bëgg ku ñu yëkk fais très attention Pape Djibril Fall duma yàlla duma yonent mais fais attention ba li dal Oussou Bébé bu mu la dal encore une fois reste humble ma am benn mbir bu ndaw bu ma leen woon ndaxte da nga def conférence de presse ci biir conférence de presse mu am ku bokk ci yow génn di wax ci yow ndax nee nañu yow coalition ba nga bokk dafa nébuleuse dafa louche les gens nag ñi ngi demandé kan moo la jox 15 millions ya nga fayee man sama yoon nekkul ci loolu je te parle en tant que Fallène te su ma leen en tant que Fallène xam nga fa may waxee may leen ma tuuti ma tegal leen loo xamante ne gis ngeen ko ah j'ai une information dégg naa Babacar Diop maire de Thiès vient de démissionner sama gars yi journalistes yi dama bëgg nag ngir yàlla yonent bi maa leen koy wax croiser les bras bu leen kenn dugal ci coow li bu leen far fenn journalistes Sénégal yi dama leen ñaan seetaan leen équilibrer l'information ku ñëw seen plateau wax ngeen jox dëkk ko micro bi ñaari parti yépp nag waa Benno Bokk Yaakaar waa Yewwi Askan Wi ku génn ñëw ngeen wax seetaan leen man maa leen mag ci biir milieu bi la nouvelle génération ubbi leen seen bët ngeen seetaan Yewwi Askan Wi coalition tas tasar Babacar Diop ci boppam dama ne ngeen moytu Khalifa Sall mag la ci politique am na yoo xam ne duma ko wax pour l'instant bu ne dafa bëgg a bokk 2024 dafa am fu mu ko teg Khalifa Sall inshallah est-ce que dafa nar a boole waa socialiste yi point d'interrogation ku rëkk ndigam wala nga am loo ko def dina ko diggaale ak yow te dara du yëngu Babacar Diop gisu leen ko ci liste yi jox naa léegi information génn na Yewwi Askan Wi di ngeen gis yeneen ak yeneen ci kanam tuuti bàyyi leen xel Khalifa Sall mag la ca politique il est rusé falaa yem ak yéen may leen ma tuuti ci Pape Djibril Fall laa nekkoon may leen ma tuuti rek may leen ma tuuti voilà may leen ma tuuti am na lu ndaw lu ma leen bëgg a won tuuti rek gis ngeen ko yéen ñëpp ci Pape Djibril Fall je pense que bii la waaw defe naa bii la ngeen xool tuuti voilà. Candidat du département de Diourbel. Je me bats pas pour la ville de Diourbel. Je me bats pas au niveau national. Je nage pas dans l'erreur, je nage pas dans les situations mensongères. Pape Djibril Fall est dans une coalition nébuleuse.
Amsatou Sow Sidibé a dit la vérité parce que nous avons subi la même situation. Moi, je suis un cadre de l'administration, je me suis engagé dans la politique. Je ne vais pas faire défaut. Je ne vais pas nager sur l'erreur. Je vais la campagne à Diourbel. donc ñoo ko déggandoo ma ne ko gars yi ñoo ko déggandoo ñu jël suñu invité rapidement su ko defee ñu jël tuuti léegi suñu invité rapidement incha allah jàpp leen ne daal Ousou Bébé bu ñu mbirum Sweet Beauté suñu paree ca Sidi Ahmed Mbaye yow yaay dem wuyu ji ndànk boo demee wuyu ji ndànk di nga nag ku def confrontation ak Adji Sarr te lépp dina leer te dinañ dem à un moment bi nga xamante ne nii yow dootoo talati kenn doo talati législative bi sa bopp ngay tal yow Ousou Bébé. allo. waaw maa ngi lay ziar. Mati. maa ngi lay ziar Pape Alé Lo ma bàyyi la nga nuyoog mbokk yi kontaan naa ci li nga dugg ci biir live bi. maa ngi lay delloo ziar. ma bàyyi la nga nuyoog mbokk yi. maa ngi nuyu mbokki internet yi ñuy seetaan yépp di nuyu surtout waa diaspora bi ndax yow xam nga sa liggéey si diaspora bi la ëpp doole. macha allah macha allah. waa di ziare bu baax xam nga temps yi moom xaw nañoo gëj a tukki ndax mbas mi fi amoon waaye xam naa ne fan yi sax dinañ ñëw Europe incha allah. incha allah mais yow naka nga gisee coow li Yewwi Askan Wi mooy coow li coalition tasar yàgg nañ koo wax nan nga gisee mbir mi naka nga jàngatee mbir mi dafa mel ni Bougane Gueye Dany l'histoire lui a donné raison coalition mafia moom la ñuy gis ci mbir mi lekkante bi ci biir Yewwi Askan Wi. c'est-à-dire Mati. waaw. lu la waaye mën a wax ci Sénégal Bougane nit ku xam réew mi la lu ko nag nit mën a reprocher. nit ku am information la nit ku xam réew mi la. dafa am sa benn confrère bu mas a wax ne Sénégal ñëppay wax ñëppay waxtaan. c'est-à-dire ñoom mënuñu fee def Sénégal wala ñu wax feek Sénégal kuñ xamul. ñi ñuy waxal ñoom ñooy wax ak ñun. dëgg la. démb laa wax ni. Farba nga wax na ko démb laa wax ne. coalition boobu noonu mooy coalition maafe suppu kanja ak laax maafe ak suppu kanja ak laax nag boo ko boolee biir buy daw rek nga siy jëlee. seen biir yi commencé naa daw. kese. seen biir yi commencé naa daw c'est-à-dire mooy jëfur nañ. ña ngay reyante. beneen bi si des mooy. Sénégal. ñoom moomuñu ko. nit ñi gëmuñu leen. man dama gëm ne bokkuma ak sax Sénégal dama xalaatee na neen parce que dama gëm ne. ñoom élection locale yi ñu génn nga xam ne ñun Benno Bokk Yaakaar dafa am ay problème yu amoon si suñu biir. exactement. danaa la jox ay exemple yu wóor te li may wax sénégalais yi may déglu. xam nañ bu baax li may wax. dafa bari fuñ perte ñun si élection locale yi ñun ñoo ko xañ suñ bopp. c'est-à-dire divergence yu bari yuñ defoon. biñ jógee si élection yi président de la république dafa woo njabootam. waxtaan ak ñoom. jël ay saafara yu baree si localité yu différent si Sénégal. ñoom xam nañ ne élection législature yi ñu jëm duñ am dara. moo tax ñu teg deal bi seen biir Barthélémy Dias ak Khalifa Sall réeroo wuñ si liñ def. coup d'état bi Sonko ngi si ñoom ñëpp a ngi si nañ ba caaxaan yi. caaxaan baaxul Bart loolu mu doon def di ngandlu di fëgg dënn balaa 20h day sóob waxoon naa leen ne Bart waxul dëgg. 20h kenn génnu. bu génnoon ñun lay fekk si mbedd mi. la woon na woon na. dama ne bu génnoon ñun lay fekk si mbedd mi. Sénégal kenn du ko buute noonu kenn du ko bëgge noonu am réew du lu la neex def lu la neex wax Mati. maay maire de Dakar fu ma neex dugg défoncé ay porte ñëw di poñe ay policier lii muy def bis bu ko bàyyiwul mi ngi foyee ab këllam. Bart na ay mbokkam wax ak moom mu bàyyi policier yi muy menacé institution yi muy saaga. kilifa yi muy agressé. dëgg la parce que Sonko si la amee bës Sonko addunaam bépp diw sàcc na diw jaay na suuf diw nangam moo ko may bës bii ñu yaakaar ne kenn ku bëgg a am bës si lu yoon woowu ngay jaar. Sonko nit la koo xamante ni. si ay tappale ak i caaxaan képp lay dox. waxul benn dëgg sénégalais yi. may ma foofu ak manipulation ndax booy xool moom Ousou Bébé ci boppam tey manipulateur intercontinental defe naa tey européens yi américains yi ñëpp dañu war a ñëw ci moom di tànk ci moom ci manipulation ak sos. dama ne Sonko sénégalais yaa ngi koy bëgg a découvrir Mati. ñi toog diaspora nag yor seen i caméra ak seen i vidéo toog foofu di saaga ñoom la engagé. mais ñun sénégalais yi bokk ak moom dëkk bi bokk ak moom réew mi. xam nañ kan mooy Ousmane Sonko démb laa koy wax Sonko lu mu am.
si système bi la ko amee si la amee kër si la amee njaboot si la amee ay bien si la amee lépp système boobu nga xam ne benn groupe lañu woon doon def seeni deal ak seeni business bi président de la république ñëwee dagg lien boobu lam daan jotatu ko lam daan amatu ko mu sol mbubbum rebellam ñëw di rébellion wu loolu dafa jeex pour Sénégal bi si des Sonko xanaa moom fisc rek la xam chaque jour fisc Ziguinchor naka nga ko mën a defaree si ay fisc naan fisc Sonko du la wax dara si li ma xam si agriculture Sonko xamul genn wàll gi li ma xam si élevage Sonko xamul genn wàll gi mais moom bu mu ñu ray ak fisc bu mu ñu ray ak impôt waaw mais dama lay laajte pour ñëwaat ci sujet bi mooy Yewwi Askan Wi ak législative yi dina tas ak du tasar loolu du tas yàlla moo ko xam waaye fu mu nekk nii ña ngay rayante loolu lu leer la jamono jii joxe nañ ma léegi benn information que ni Babacar Diop maire de Thiès te bokk ci Yewwi Askan Wi il vient de démissionner naka nga gis li ni mel ak tamit démb gis nga conférence de presse ñoom Girassi ak it ñoom Aminata Lô Dieng ak ñoom Cheikh Bamba Dièye ma joxaat la beneen exclusivité si biir Thiès googu. waaw. am na yeneen ñaari maire Yewwi yoo xamante ni déjà bàyyi nañ Yewwi te waxaguñ dinañ wax si kanam. nga ne fan foofa ca maa lay jox exclusif. fan noonu waaw damay wax ak ñoom damaa wax ak ñoom ay maire yoo xam ni ñi ngi si biir Yewwi wax nañoo man. waaw. nee nañ bàyyi nañ te li leen tax a bàyyi mooy. waaw. bokk na si coalition bi. élection locale yi ñu jàll ñoom mag ñi dañoo collectionné xaalis lekk ko joxuñu ko ñoom booy yi dem battre campagne gagné maire yi mag ñi ñëw làqutu si liste nationale bëgg a dem assemblée loolu moo merloo yenn gone yi nga xam ne ñoom ñooy ay maire yi Yewwi ñoom ñoo ma ko wax. mu ngi noonu kon daal gannaaw nga xam ne mafia bi yàgg dama ne Yewwi coalition de mafia la ay maire ñoo dajaloo 10 premières yi nekk liste nationale yépp kenn amu si base politique ku si dem dañ lay gagné ñemewuñoo dem si ab département dañoo daw làqutu liste nationale. pour ñu yóbbaale leen. waaw léegi nag yéen booy nag nee na ñoom duñ def loolu parce que duñ dem sur le terrain ba campagne gagné seeni commune pour def pas yooyu nga xam ne bi xaalis bi ñëwee ñoom ñoo ko séddoo ñoom ñoo ko lekk ñu leen yóbbu assemblée pour ñu toog fa di jël ay privilège question de privilège la Yewwi Sénégal taxu leen a jóg réew mi taxu leen a jóg defar Sénégal taxu leen a jóg soppi Sénégal taxu leen a jóg seen bopp ak seeni poste ak seeni avantage yoo xamante ni pour buñ ñëwee jógal ma toog moo fi am question de jógal ma toog léegi nag ñoom lu mu leen jaral ci diabolisation lu mu leen jaral ci ay fen lu mu leen jaral ci wax ju ñaaw lu mu leen jaral ci yàq der ñun pare nañ jaral nañu ko pour nag liggéey bi président de la république commencé mu àggale ko. jërëjëf ma bàyyi la ak sa loolu nañ ko xam mu leer. parce que gars yi nee nañ aussi yéen Benno Bokk Yaakaar jamono ji rëkkante ba ma nga ca Yewwi Askan waaye yéen tamit seen bos ngi ñëw tempête calme la avant la tempête yow noo gisee loolu. mais yow journaliste nga am nga xam-xam Mati yaa ngi lire actualité xam nga ne. coalition bu toll ne Benno Bokk Yaakaar. parti socialiste PS AFP réew mi. ñu def ay investiture te déggoo fa rayante. déggoo fa xarantay bopp ça veut dire ñun am nañ confiance ci président de la république te xam nañ ne li muy tànn mooy doon li nga xam ne dina baax pour taxaw assemblée taxawal askan wi. dëgg la wóolu nañ ñun suñ président wóolu nañ suñ njiitu coalition lépp lu nga xamante ni def na ko wala tànn na ko pare nañ pour ba campagne pour liste bi di Benno Bokk Yaakaar am ndam am majorité assemblée nationale pour président mën a àggale liggéey bi ñoom ñi nga xam ne nag ñooy suppu kànjeeg maafe te gëmante wuñ maa ngi dégg sax président groupe parlementaire bu PDS ne rakam daa jënd poste bi moo fa waroon a nekk rakk ji jënd xam nga bu ñu demee ba ñoom ñuy jëndante ay poste seen biir ça veut dire ñoom dañoo yab Sénégalais yi te dina gën a leer ci kanam Mati. Inch'Allah. waaw maa ngi baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di nuyu waa diaspora bi yëpp bu ñu waxee li nga xamante ni du wax ji dafa jaarul yoon ñu ngi siy jéggulu ñëpp rek dañ doon wax suñu xalaat rek. merci beaucoup kontaan naa bu baax a baax jërëjëf Mati merci beaucoup ma sœur merci beaucoup jërëjëf Mati. d'accord ok jërëjëf. kon nag gars yi juste rek les grandes lignes wax naa leen ko les grandes lignes moom mooy jàpp leen ne lii xew biir Yewwi Askan Wi benn Ousou Bébé moo nekk di ruube ci suuf moom moo doon ne moo jël kii di Khalifa Sall dóor ko ca kaw Barthélémy Dias ña ngay reyante ndax lan guerre froide moom moo am ci suuf ndax lan xam na ne depuis pas mal de temps Barthélémy Dias du tuddante ak Khalifa Sall ci boppam léegi day woo Barthélémy Dias du ko jël téléphone Barthélémy Dias mi ngi viré des éléments de Khalifa Sall foofa ca mairie bu Dakar donc moom ci boppam Khalifa Sall bokk présidence 2024 Barthélémy Dias di bokk moom du ko arrangé kon nag
ce crime-là, à qui profite le crime Ousou Bébé ma nga ne noonu Ziguinchor ba gars yi di reyante Ndakaaru ma toog Ziguinchor ne na mi ngi inauguré ay mbedd ak ay yu kenn xamul ak ay rue waaye nag lu ñu mën a jàpp tamit moom mooy te biir Yewwi Askan bi y a 3 entités ni ma leen ko waxee bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax une entité de ak waa pro Gakou Gakou moo nekk ci ginnaaw Barthélémy Diaz une entité boo xamante ne pro xalifiste ak également entité boo xamante ne ni pro Sonko wóolante wuñu ndax ba ñuy yóbbu seen liste Ndakaaru Déthié Fall mi bëgg buzz ndeysaan nga baal ma waaye buzz la yóbbee lii yëpp ba Déthié Fall dans la sauce boo moytuwul dañ lay def l'agneau du sacrifice bu ko nangu ndax sa yoon nekku ci tu as fait preuve de légèreté waaye sa yoon nekku ci mbir mi kon bu ñu nee Saliou Sarr topp ko marquage à la culotte Saliou Sarr bu demee ba Pala Samb buñ ko dugalee ci liste bi ñu ne dañ koy génnee ñu génne ko dugal jigéen mu dugalaat ko kan moo la ko sant gros point d'interrogation kon nag ñoom ci seen biir gëmante wuñu bëggante wuñu intérêt moo tax ñuy ànd bidil bi éclaté na ñu ubbi suñu bët te seetaan leen Ousou Bébé nag fa lay jeexale ca yow Ousou Bébé wax naa la ko waxaat la ko Sidi Ahmed Mbaye dinañ ko convoqué semaine bii dinañ ko convoqué suñu paree ci Sidi Ahmed Mbaye Ousou Bébé di nga wuyu ju ndànk doyen des juges Ousou Bébé di nga def confrontation ak Adji Sarr Ousou Bébé xale bi nga peur di nga confrontation ak moom Ousou Bébé dinañ dem ba ci biir yéen waa Pastef Ousou Bébé dina tal leneen lu dul élection législative Ousou Bébé jàppal ni Macky Sall def la wër ndombo Ousou Bébé dañ ne woon Macky Sall dafa noonu benn Gloria ngi ci biir di waxu Gloria 3 Gloria ñaar ñi góor kenn ku jigéen Gloria bi dafa rax de dina am raisin ñu teg fa laax ba kon nag laax Gloria ak raisin consommable sans danger gars yi ba jàmm ak jàmm bon début de semaine ma dellu balcon di leen seetaan lundi prochain semaine bi semaine de tous les dangers jàmm ak jàmm sama gars yi kontaan naa ci yéen ba bye di nuyu yéen ñëpp di leen kontaane bu baax a baax a baax ba bye ah Anita Diop maa ngi koy ziar bu baax a baax